jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk ya ca gën a fës nappkat ya nekk ca Thiaroye-sur-Mer ñoom nag tàmbaliwaat nañ seen liggéey gannaaw rek ba nu dalloo ak diir li ko waral bokk na ci jàngoro jooju nga xamante ne ñenn ca ñoom dañu ko jëlee woon géej te xamuñu lan moo ko indi xamuñu lu ko wundu ñoom nag li ñuy sàkku dëgg mooy nañu ci ubbi ab enquête bu leer a leer bu dee nag ak tooñ da caa am rek ñu xam fan la yëf ya kon tukkee beneen ponk ci biir xibaar yi fukk lañu ak juróom-ñaar ñoo xamante ne nii ñoom nag ña nga leen jëlee kon Espagne indiwaat leen fii ci réewum Sénégal ñoom ñooñu nag ci roplaan lañu leen jaarale ñu bokk rek ci ndaw ñi nga xamante ne nii ñi ngi kon dugg mbëkk mi ngir wutali réew yi tugal yi kenn ca ñoom nag maanaam kenn koo xamante ni gunge woon na leen ci seenub ñëw fii muy député bi di Aboubacry Diallo député diaspora la di ngeen dégg ay kàddoom ci biir xibaar yi li soxal loolu ba tey gis nañu ne réewum Espagne moom noppi na ngir mbooleem sénégalais boo xamante ne ñëw nga fa te tegoo ko ci yoon ñu indiwaat la loolu nag ONG yi nekk fii ci Sénégal nee nañ amul lenn lu leen ca bett li ñu sàkku rek ci nguur gi mooy xaatim bi nga xamante ne xaatim na ko ak réew yi nag na doon lu leer a leer rawatina ak réewu Espagne lu ko may mbooleem sénégalais bi fa nekk daanu ko delloo si mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ñu doore ko rek ak nappkat yi nekk ca Thiaroye-sur-Mer wax naa ko nag tàmbaliwaat nañ seenub liggéey nag gannaaw diir goo xamante ne dallu nañu ko ngir rek xam lu sabab jàngoro jooju nga xamante ne ñenn ca ñoom jëlee nañu ko ca géej ña nga nag tàmbaliwaat seenub liggéey waaye du tee ña ngay dànkaaf nguurug Sénégal ak kilifa yi nañu ubbi ab enquête bu leer a leer bu dee nag yëfi daal am na lu cay ñuulit ñu xam lu mu doon waaye nag bu ñu ko ngàll rek ne de pêche yi moom moo ko sabab Habib Faye ak Modou Diop. nii lañu leen fekkee ñuy ràbb seeni mbaal caax yi ñu fa seen ko tëmbal ca géej ak seeni gaal yi donte sax tere woon nañ leen ñu ne duñu nappi ji ndax jàngoro gi nga xamante nit dikk na ci dëkk bi te kenn xamut lan la ñoom ñu jàpp ne sax jóge ci seen caax yi ñoom ñu ne déet lii mënta ne. mbaal man la joxe feebar mbaal yi nii ay waay jële ngir yàlla ak yonente bi gars yi nañuy dem ci dem kati géej gi di leen laaj di wax ak ñoom. ba juddoo ba tey ñu ngi dem géej mosu ñoo dégg mbaal mu joxe feebar. ñu kaa tere géej gi actuellement nii man ñu kaa tere ndax fi ñu toll nii dañuy dem géej ndax bu ñu demul géej lan la ñuy lekk. leneen joxewu ko lu dul ab produit gu ñu këpp ci géej gi seeni kàddu. produit bu retour ci géej gi ndax xam nga géej tey ji feebar am ci ba law loolu yombul ndax boo jëloon suukar si ci àdduna yëpp nga sotti ko ci géej du tax géej saf suukar. kon xam nga géej gi def ci feebar daanaka li mën a am ci kaw joor gi mën la am ci géej. moonte de coow jib ci jàngoro ji tere leen ñoom la ñu jot a napp sax jaay ko tëna leen. doo gis koo ka jaay fi mu toll nii Sénégalais yëpp ku ci nekk yaakaar nga ne boo lekkee aw jën rek li dal moo lii dal la te loolu mënta ne. gis-gis yi waroo ñoom ñu ne faaw rek ñu def ci ab enquête ñeneen ñi la ñu gën a gis moo de géej gi moo ñàkk kaaraange ca boppam. loolu nag jar na enquête ndax tey jii soo xoolee nen Sénégalais ba tey seen yaa ngi dégg ñoom seen ak ngoon sax mën naa àgg ci loolu ndax géej gi moom bu la ci kenn nax ku xam géej ak démb gi xam géej ak tey gi di nga xam ne ñaari géej danoo waroo. fekkente ne produit bu ñu sottil kon ça confirme li ma doon wax que ne géej gi kon surveille wuñ ko. Thiaroye-sur-Mer xalaatuñu toog ci seen waax yi déet ñoom ñu ne dañuy dem nappi ji ndax tamit la ñu dundalee seen njaboot yi loolee la ñu gën a bëgg bileeg jàngoro ñu ne lu jaar jàll la waaye buñ ko jiiñ benn yoon lii dig mbaal yi. ndaxte ñoom ba ñu juddoo ba léegi ñoog mbaal yi lii le mësta am l'état wu Sénégal des nay xoolaat taxawaayam ci seeni kàddu. jeneenuk jàngoro muy nag roño ju doye ji fii ci Sénégal ñi ko amee nag ña nga yuuxu jamono yi ñuy wax ak yéen li ko waral bokk na ci ñàkkub kiit yoo xamante ne dina leen dimbali ci seenub jalis fi mu ne nii nag tay nañu mënatuñu te ku ne xam na ni bu nu jalisul nag lu ne mën naa xew ñoom ñooñu nag ñi ngi tàllal loxo kilifa yi ñu dimbali leen di ngeen dégg sax ci biir reportage bi ki nga xamante ne moom moo jiite seenub mouvement Mamadou Fall ñu ci àndal ci leeral. jafe-jafe gu ñuy dund doy na waar bu ñu deful dara ñoom dinañu faatu ñu yor jàngoroy roñoo ñu ngi ci njàqare ndaxte mënatuñu def
seen séance yi leen mën a téye ci dund. semaine bu nekk ñetti séance de dialyse la ñuy def man mii di wax ak yow talaata bu jot alxames bu jot ak samedi bu jot semaine bu jot dinaa dem hôpital def sama séance de dialyse. jamono ji du man rek waaye daanaka képp kuy malade nekk ci hôpital yi nga xam ne ni nguur gi may na fa dialyse mënuñ koo def mun mat. lu tax parce que dañuy dem yeewu seen kër ñëw ba ci hôpital bi ñu ne la matériel bu ma liggéeyee amu fi mënuma laa branché pour def sa dialyse. ñu ngi sàkku ci nguur gi ci njiitu réew mi mu réagir nu mu gën a gaawee daanaka sax ñoom nangu nañu am na ay effort yu ñu def ci wàllu wi. jafe-jafe yooyu nag lañ bëgg vraiment kii di njiitu réew mi gannaaw bi ñu ko santee ci effort yi mu ci def yëpp di ko ci gërëm na gën a yokk loxoom waaye nag gën a saytu ñim dénk wàllum dialyse bi. ba tey coow du am ci dialyse bi réew yi ñu wër yëpp am nañ dialyse ñu ngi koy def waaye déggoo fa benn coow Sénégal rek ngay dégg problème coow lu ko waral nag mooy politiciens yi mu ko dénk te xamuñ dara ci wàllu wér-gu-yaram xamuñ ci wàllu dialyse ñooñu moo tax liggéey bi sooxee. njaaxare dal leen ñoom ñi yor feebaru rañoo seen ëllëg lëndëm lool ndaxte li nga xam te ni moo di kit dialyse yi mën naa manqué ci mboolem centre yu Sénégal. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Fall daari nag bi ñu ubbee ak léegi mat na ñaari ay bis waaye xam ngeen ni fi mu ne lépp dafa jafe ndax mbas mi taxoon na ba ñu tëjoon daara yi tey nag ñu toll ci fexe rek ba li nga xamante ne defuñu ko woon ci programme yi weesu ñu fas yéene koo yeggali di ay cours de renforcement am na ñoo xamante ne nag pexe mu ne ñi ngi koy nas rek ngir mën a yeggale programme bi nga xamante ne yeggutoon daaw Aminata Mbari Sow ak Gervais Yao. ci daara ji daanaka njàng mi tàmbali na ca bés bu njëkk bi ñu ubbee classe yi le ñaari semaine ci tegu boobaak léegi nag li gën a bëri ci fàttali li nga xam ne xale jotuñu ko woon gis ca daaw la ñu toll. pour le moment dañuy commencer avec le programme de l'année dernière comme ni ma la ko waxee léegi programme daaw bi moom la ñuy commencer on ne peut pas tout voir mais on va voir les grands points yi nga xamante ne bi c'est nécessaire pour ñu mën a entamer année bu bees bi. ñi ci gën a bëri ay cours de renforcement la ñu fas yéene def. par exemple les samedi matin am na ñoo xam ne programmé nañ def cours les samedi matin am na ñoo xam ne mercredi après midi pour yokk seen heure yi nga xam ne dinañ ko gis élèves bi fi Covid 19 bi jaaree ak léegi école yi yëpp dañu tëjoon mat na juróom ñetti weer loolee nag daal di andi ay jafe-jafe ci programme bi ñu waloon àggale ci atum daaw loolee tax école yi bu ci nekk yaa ngi xool ban taxawaay nga mën a jël su ko defee eggali programme bi balaa nga tàmbale programme bi nga xam ne war nañ ko jàng ci atum ren. Aminata Mbare Sow ren mbaa nag jafe-jafe du amit ci njàng mi ni nu koy faral di nemmeekoo léeg-léeg jàngalkat yi nga xamante ne nag ñoom ñoo bootu rek ci syndicat bi di UDEN nee nañ ñoom mënuñoo garanti lenn ndax tey gis nañu ay jëwriñ yoo xamante ne nii ñi ngi ci nguur gi te ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan maanaam daal la ñuy def daal dëppawul ak njàng mi te dañu gis sax ne dafay nasaxal njàng mi ki ko xamle nag di secrétaire général bu UDEN gannaaw ab nemmeeku bu mu doon amal fële ca diwaanu Ziguinchor. Boubacar Diassi. syndicat bii di Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal nee na mënul garantir benn yoon nguur gi ni année scolaire bii ñuy tàmbale nii dina doon ab année scolaire bu dal ndaxte dafa nemmeeku ni ay jéego la ñenn di tegg rawatina ay ministre de la république te mu doon ay jéego yu xaw a teey xel. xam nga nit mën ngaa diggee am tolof waaye ka nga ameel waxtaanal ak moom am na xel ñun ay jàngalekat lañu suñu xel la ñu yore ku ñu wax lu mën a déggu. dañ ko dégg waaye boo ñu waxul dara ne tekkaaral boobu ba léegi li nga xam ne foofu lañ daan daje di waxtaane amatut mu am ministre yoo xam ne tax dootu ñëw muy ministre des finances di ministre des budgets di ministre sport kenn gisatu leen te nga xam ne dafa am ay ponk yoo xam ne si ñoom lay dépendre. loolu aussi jafe-jafe la. jiite ab délégation nationale secrétaire général UDEN moo ngi amal tukki nemmeeku bu juróom-ñetti fan ci diiwaan bu Ziguinchor Abdourahmane Gueye daal di ci profité jiite ay ndaje yu yaatu ngir mën a taataan lépp luy mbébétu jàngalekat yi. waaye bokk na ci li ci gën a fës ni njabootu ay jàngalekat yi wuyu ji seen borom dañuy daal di sonn lool laata ñoo jot ci seen ak yelleef te li ko waral mooy yéex bu ñu nemmeeku ci administration bi. syndicat yi wax nañ si ba sonn xam nga loolu tax ñàkk ngor la nit engagé wu di la liggéeyal yàlla jël ko mu bàyyi fi njaboot gu ndaw nga war leen jàppale war leen taxaw nga di leen seetaan mais loolu du yëfu jullit du yëfu gor du yëfu nit ku baax kon loolu. gouvernement bi waroon xaar ba syndicat yi di ko si laaj parce que loolu c'est un droit donc je crois que syndicat yi def nañ li ñu war a def léegi li si des xam mooy lan na gouvernement bi gën a xoolaat toogaayam.
secrétaire général national bu UDEN dem na it ci Kantène ngir gisal boppam ab site bu am lu ëpp 200 parcelles yu bii la syndicat na la jagleel jàngalekat yi soog a dugg ci métier bi. niñ ko waxee woon ci ponk yi fukki lañu ak juróom-ñaari ndaw yoo xamante ne nag ña nga doon bëgg rek amalu ko toog ca Espagne gannaaw ba ñu jaaree ci jëlee mbëkk mi ñooñu nag mujj nañu leen delloosi fii ci réewum Sénégal jaaree ko nag ci aéroport Blaise Diagne bu Diass ci seenub ñëw nag ki leen gunge di député bu diaspora bi ñu gën ko xam rek ci Aboubacry Diallo moom nag mi ngi naqarlu ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy yàpp gone yi ci gaal yi di borom gaal yi ndax nee na ñu ëpp ca ñoom ñoo leen yóbbu géej ba noppi sànni leen fa daw dem seen yoon ñu teewlu ko ci micro Alhassane Ba. man dama demoon Mauritanie pour dama nuyu woon sam benn xarit parce que samedi la ñu jeexal en fait commission technique yi ma dem fa mais bi may ñëwaat tey suba à ma grande surprise ma gis à l'aéroport ay xale yu bëri ils étaient au nombre de 17. au début dama yaakaaroon ne ay xale yi doon jouer basketball wala lu mel noonu parce que ñoom ñëpp ñoo yor woon yére ñoo nuroon yére mais après bi ma déggee ñuy wax ma ñëw ma jege leen je me suis rendu compte en fait que dañoo demoon ci li ñu tuddee mbëkk mi donc bi ma waxee kenn ci ñoom aussitôt dafa commencé jooy ne parce que bon frère am yi dem nañu wala ñu nekkal ko nekkatuñ fii ñoom ñëpp am nañ tuuti moom amul dara mu toppatoo ay yaayam ak papam donc mu nekk situation boo xam ne vraiment bu metti la dafa commencé sax jooy ça m'a vraiment marqué donc ñoom ñoo ànd ba ñëw fii on est venu vers 8h du matin à l'aéroport de Diass génn nañ ci jàmm mais vraiment muy situation boo xam ne li ma ko waxee sànq rek ci français mooy que ne responsabilité bi dama jàpp ne dafa partagé ñun parents yi am nañ suñu wàll mais aussi état am na ci wàllam donc ku nekk ñun war na mën a jouer wàllam ba ñu freiner vraiment départ yu massif yi. ñiy jël mbëkk mi ñi ci ëpp 90% des chances da ngay des ci ndox mi donc 10% de chance rek nga am chance pour atterrir beneen kii bi élément bu am importance mooy que ne ñu leen di yóbbu dañ leen di nax. li ci ëpp dañ leen di yóbbu ba ci benn dëkk ne leen voilà egsi ngeen ñu wàcc ñu ñëw ñu fekkaat ci beneen dëkk lañ nekk. ma ngoog Espagne moom ku fa dem ku ne it daañu la delloo si ci anam yu dëppawul ak yoon ndax xaatim la goo xamante ne ñaari réew yi muy Sénégal ak Espagne ñoo ko xaatim seen biir kon delloo si gi ñuy delloo si xale yi nga xamante ne ci mbëkk mi la ñu jaar bettul benn yéen ONG yi nga xamante ne fii la ñu nekk ci réewum Sénégal liñ ci ñaawlu rek mooy nañu xoolaat yi fii ndax ragal nañu ni boo moyul mboolem sénégalais bu nekk Espagne daañu la delloo si Fatou Bintou Konté. ñoom ñëpp dañ leen di delloo si ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo demoon ca waaxu Espagne yële ka xam ne moom moo di ministre affaires étrangères ba nekk fee ca Espagne mu di loo xam ne nag bettul ONG sénégalais yi nga xam ne la leen tax a jug moo di àqu yelleefu migrants yi lii. Espagne fu mu nekk nii ñoom tam dañu xaw a nekk si ndóol dañu xaw a nekk si situation économique bu difficile donc mënuñu jël ñooñu ñëpp waaye nag li ñu siy métti li ñu siy ragal trop mooy ni que ñu boole si ñoo xam ne bokkuñu si. yàggul matu sax fukki fan. Les dirigeants européens se sont réunis pour wax ni nañu dàq képp koo xam ni amul kayit Europe waxuñu sax ku dugg daal ku amul kayit lañ wax parce que nee nañ dañuy xeex contre le populisme xam nga avec le Covid-19 et ses conséquences jaaxal européens yi mais sur le plan économique catastrophe la. moom Horizon Sans Frontières mu jàpp sax ni lii nga xam ne moom moo di rapatriement violation des droits humains la ba pare sax nag muy am jiixi jaaxa ci li nga xam ne moom mooy dëgër laayam ci xeex gi lii. parce que dañu wax toroxal doomu aadama la kon nous suñu position du changer nous sommes contre mesures yi ñu jël beneen bi l'Europe a toujours rapatrié 2005 ñaata africain la ñu rapatrié vers le Sénégal tey kon dama jàpp ni. pour trouver des solutions efficaces comme ce Plévola du ay rapatriement muy solution bi. moom Souleymane Diallo mi yor association Otra Africa muy ragal sax ni convention bi nga xam ne nguur gi daf koo fas yéene signé ak Espagne bu fi taxawee est-ce que duñu rapatrier bépp sénégalais boo xam ne situation irrégulière la nekk fee ca Espagne. loolu nag dañ siy wax sunu autorités yi sunu njiit yi nañu fexe ba loolu bu mu am puisque ku fa def at ñaari at teg toog doon xaar wala doon wut yoon bu muy wutee ay kayit kooku boolee ak ki nga xam ne day door a ñëw wax dëgg yàlla kooku moom day fay xaw a mel ni comme na nga ko noot quoi. la ca am ba am sensibilisation bi dañ ko war a gën a renforcer pour que nag xale yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci aventure bi lee ñu dakkal ko comme ni ko suggéré ki nga xam ne moom moo yor Horizon Sans Frontières.
tey jii am na ay kuréel yoo xamante ni bootu nañu ci nguur gi ñoom nag nangu nañu sax ne lajj nañu daal ci li nga xamante ni moom mooy politique yu ñu tëral lu ci mel ni Prodac moom gisee na noonu Prodac ak DER nag tey jilee am na ab lël boo xamante ne nii ñi ko doon amal mu soxal nag ci tukki googu nga xamante ne nii teguwul ci yoon te gouverneur bu Ndakaaru jiite ko waaye tamit am na ay njiital conseil régionaux ak départementaux yoo xamante ne ñoom it gis nañu ne nañu waroon dugalee seen loxo dëgg ci politique publique yi dafa des Maimouna Ndiaye. ñoo àddu ak xol bu jeex bi ñuy janoo ak ñi nga xam ni ñoom la ñu dénk seeni mbir président conseil régionaux yi ak départementaux yi féete ci réew mi am nañu lu leen metti loolu ndax kat gisuñu seen bopp ci li nga xam ni moom la ñu jagleel ndaw ñi. bu fekkee ne dañoo demander audience les responsables loolu ñu demander audience organisation yi pour ñu mën ñu en tout cas recevoir pour ñu waxtaan ak ñun question jeunesse bu ñu recevoir problème yi rek dafay am. day baax pour que bu ñu waree waxtaanee ko question jeune ñu jël les voix autorisées à parler au nom de cette jeunesse là. ci jamono bi ñuy xeex mbëkk mi ñoom ñi gën a féete ndaw bëgg nañu li ñu moom ñu jox leen ko ndax kat ñaax askan wi ñu gën cee mën a am ndam. je pense que ne état bu Sénégal am na ci responsabilité parce que xale yi fi nekk ne dañuy dem li ñu gis moo tax ñu ne dañuy dem le ministre de l'emploi ani le ministère de l'emploi ani yeneen ministères yi nga xam ne ñu ngi ci affaire industrie. ñi fare ci nguur gi lii la ñu tontu. président Macky Sall si ay semaines yu weesu daf ñoo jox mandat pour ñu jàppale ndaw ñi ak ay financement accompagnement pour que ñu mun toog fii si dëkk bi tekki fii jàppale seeni waajur ak seeni bopp. soxla nañu liggéey am na lu ñu si dënk nangu nañu ne aussi am na ay quelques lenteurs yoo xam ne accusé nañ ko nangu nañu aussi que ne communication bi parfois en tout cas en ce qui nous concerne nous au niveau de Prodac nangu nañu ne aussi parfois on a beaucoup d'initiatives beaucoup d'opportunités et parfois nous pêchons dans la communication avec les jeunes mais engagé wu nañu résolument aussi à améliorer donc ces deux choses-là. CRD gii nag lenn rek la ci tëralin yi nga xam ni nas nañu ko bu ñu sukkandikoo ci gouverneur bu Ndakaaru am na yeneen pexe yoo xam ni bëgg nañu ko sumbandoo nga xam ni mbëkk mi dinañ ko fi xeex ba faw ci suñu réew. ñu koy jaajëfal Maimouna Ndiaye li ñu seetlu tamit ci suñum réew moo di ne léegi si nag boo xoolee njaboot gi daanaka daal booy xool gone la nga leen di wàññi dootuñu bari mu mel ni kon jigéen ñi juratuñu nañu daan jure boo gisee gàtt ñaar ca la ñuy yem lan moo ko sabab ci suñum réew te bu njëkkoon daawul doxee noonu loolu nag ab rapport la boo xamante ne ANSD moom moo ci def ab taxaw seetlu ñenn ci Sénégalais yi di ca yey yàbbi ñenn ñi jàpp nañ ni mbirum ndóol la am na ñoo xamante ne jàpp nañ ni ku nekk ak xëy na nga gisee Cheikh Diop. mel lu ñu mën a teg gët la mu mel ni aji dencante yi nag nu ñuy def ba mën a gën a wàññi li nga xam ne rek moom moo di njaboot gi ñu ngi koy def mu di limitation des naissances ñu sukkandikoo ci rapport bi nga xam ne agence nationale de la statistique et de la démographie daal dina koy fësal lépp lu ñeel wàllu njur mi at wi ñu nekk dafa gën a wàññeeku fii ci réew bu Sénégal. te tey fu mu toll nii mënoo téye nit kër ga yoroo dara. waaw loolu mënul nekk parce que doo si dugg sax parce que da ngay xam ne ni man mënuma yor sa bopp nan la yore keneen. lu jaadu la suñu yaay dañ doon am juróom-ñeenti doom ñun ñu ñëw di am juróom benn te taxul ba tey ñu mën a gérer suñu njaboot. firnde yi nga xam ne moom moo waral lu ni mel bari na ku ci nekk mën cee joxe li nga xam ne moom moo di sakk xalaat waaye mu mel ni itam bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi dañuy xam ne rek ne doxalinu jamono moom moo coppeeku. léegi gis nañ ni mbir mi changé na et en même temps ñu bëri ñu ngi dem école suñu demee école aussi dañuy wuti ay diplôme yu bëri ay am wuti liggéey avant ñuy wuti soxna wala avant ñuy am jëkkër donc loolu yëpp soo ko xoolee day yóbbu tendance baissière bi mais wàññeeku mooy am doom. ci loolu itam wàllu médecine am jéego yu am solo yoo xamante ni daal na koy def ci xale yi nga xam ne dañuy juddu di ñàkk seen bakken waaye terewul ñenn ci waajur yi dañoo rek daal di jëmmal li nga xam ne moom moo di planification familiale. waaw kay wax dëgg yàlla planification familiale mi ngi def ay jéego nag nekk loo xam ne nekk jàpp am ci la accessibilité la. ñenn ci Sénégalais yi nag di xamle rek ne njaboot gi lu ñu gën a néew ngay gën a mën a yar ci anam bu jaar yoon ndax jàpp nañ ne jamono yi lépp lu ñeel wàllu éducation
dafa gën a cher. ñu wax ci mbay mi rawatina ak mbayum gerte geek njaay mi ñu jàpp ni président Macky Sall nag mbébét la am ci rek ñu daal di yokk kon li nga xamante ni moom mooy njëgub gerte bi kilogramme bi jëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllug mbay mi moom nag na mu gisee ci wàllu woowee mooy nag lii bis bu sottee dafay gën a suqali dundinu waa àll bi professeur Moussa Baldé doon yëkkati ay kaddu gannaaw bu mu doon amal ab nemmeeku ca Kolda ñu teewlu ko ak Abdoulaye Diallo. man en tant que ministre de l'agriculture li may wax mooy dama bëgg Macky Sall mu bañ a rocc li ñu ma def ministre de l'agriculture ñu gis aussi ne président de la république delloo na njukkal béykat yi nga xam ne ren dañoo béy lu bëri ñu yokkal leen aussi prix bi donc loolu dafay indi naataange ci monde rural bi Macky Sall loolu mooy yitteem mooy monde rural maanaam li ñuy wax dëkk kaw yi ñu développé comme ni dëkk tax wala immigration ma li may wax Macky Sall doomu Sénégal la fii la jàngee amoon na temps dafa doon ut liggéey avant mu am liggéey bu jëloon gaal wala avion sax xëy na heure bi du nekk président de la République du Sénégal nit da ngay gëm sa dëkk man ci sama bopp dem naa ba France jàngi fu am sama doctorat dama jëlaat passe ñibbi Sénégal bu ma ñibbiwuloon tey du ma nekk ministre de la République donc nit da ngay gëm sa réew nga xam ne fii ñun ñoo ko war a defar buñ ko defaree xëy na ñeneen ñu bëgg a ñëw suñu dëkk mais ñun am nañu lépp fii ci Sénégal loo xam ne war nañu fi mën a permettre ñu tabax suñu dëkk te tekki fii ci Sénégal. tàggat yaram laata ñuy tàggatoo njiital confédération africaine bu football di CAF nag FIFA aj na ko juróomi at yoo xamante ne nii dootul laaleeg dara lu soxal tàggat yaram li ko waral nag bokk na ci ak njuuj njaaj yu ñu ne def na ko moom Ahmad ci wàllu koppar ñi ngi ko jàpp nag ci atum 2017 jàpp 2019 ci ab luubal boo xamante ni def na ko moom malgache boobee Mamadou Fall. xabaar bu diis ci boppu malgache bi jiite woon CAF Ahmad aj nañ ko ni ki juróomi at FIFA def lu ñu mel moom ki jiite woon kon football bu Afrique kon daal di nañ koy condamné tere ko mboolem yëngu ci wàllu football ci diirub juróom benn fukki weer. chambre jugement bu commission éthique indépendante bu FIFA def lu ñu mel lañ koy jiiñ moo di kon dafa détourné ay fonds ñu ne FIFA nag daal di koy xamle ci ab communiqué ngir yëgal ko àdduna gi yëpp. moom dañ ko jugé jàpp ni dafa def li nga xam te ni jaaduwul ci article 15 bi mu di loyauté jëm ci FIFA ak CAF article 20 bi mu di kon dafa nangu rek koppar goo xam te ni dañ koy tere article 25 daal di def lii di abus de pouvoir ci jëm ci édition 2020 bi nga xam te ni code éthique bu FIFA da koy tere waaye tamit article 28 mu di détournement de fonds ci édition 2018 yooyu lee nag révélation FIFA moo ko def enquête bi ñu jëmal ci Ahmad ñu ngi ko jàpp ci diirub 2017 ba 2019 moom nag mu laal kon pàcc yu bëri lu ci mel ni naka la yoree CAF waaye itam naka la organiser li nga xam te ni moo di wàllu aji Makka ak yenn jokkalante yu mu am ak yenn entreprise sportive yi yu ci mel ni tactical style ak yeneen i activité ñoom FIFA jàpp ni kon manque de loyauté la bu kenn mënul natable loolee rek tax ñu daal di koy daan moom Ahmad dana verser ci lu tolloog ñaari téeméeri junni franc suisse ñu daan ko kon ci lu tolloog téeméer ak ñaar fukk ak benn junni million ci suñuy koppar. muy ay koppar yu tëre ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Fall sant leen yéen nit ñu fare woon foofu ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi na fi teewaat ci kanam tuuti ngir xibaar yi ci nasaraan laata loolu Aram Touré ma bàyyi la rek nga wéyalaat yow ak sa gan.